فكل ما يسرته تيسر يسر لهم به الذي تعسر فكل ما يسرته تيسر يقطع عوائقي يا قدير وهب لي التوفيق يا نصير يقطع حوائقي يا قدير وهب لي التوفيق يا نصير حطني وحد ديني وحد دنياي به وحد به أخرايا حطني وحد ديني وحد دنياي به وحد به أخرايا يقطع عوائقي يا قدير وهب لي التوفيق يا نصير يسر لي اليسير والعسير ورلي الصعاب يا قدير يسر لهم به الذي تعسر فكل ما يسرته تيسر يسر لهم به الذي تعسر فكل ما يسرته تيسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kon nag mbooloo bi jërëjëf imam yàlla nga fi yàgg te mu ànd ak wér kon ñaan ubbi na nag jotaay bi ci ñaan ñu jël nag kaddu gi jox ko Alhaji Samba Diaw coordinateur kon bismillah. jërëjëf dama bëggoon bu nu le volet religieux laa bëgg ñu jiital ko après le volet organisationnel après ñu wax ci très rapidement donc sëñ Isaaxa sans plus tarder jox Sëriñ. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu al imam Cheikh Mouhamadul Bachir Lo ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal di saytu lu jëm ci mbirum diine ji ak xam-xam bi fii ci barab bi di wax na rek ne ko kilifa yi waxe léegi waajal nañ ab programme boo xam ne bu am solo la ci luy dundal barab bi ci weeru tedd wi ñu dëgmal muy weeru koor tey weer woo xam ne ku ne xam na ne weeru jaamu yàlla la weeru xam-xam la buñ ci tollee dana aajo ñu jéem a def luñ man ngir màndalaat ruuxi nit ñi ci jaamu yàlla ak ci luy tax ñu xam seen diine ba mën a taxawal leen war seen digg ak seen borom ci loolu moo tax am na ab programme boo xam ne bis bu set luy am lay doon te mooy ab leçon boo xam ne ci téere Masaalikul Jinaan lañ koy jëlee parce que yéene jàngale ba téere bépp jeex ci weer wi incha allah bëccëg gu nekk war koo ànd ak ay boroomi xam-xam ci diggante tisbaar ak takkusaan ju nekk am it ñeenti conférence yoo xam ne yu ñëpp bokk la yu ñuy waajal ci weer wi ci semaine bu nekk am itam njàngum xasida moo xam ne am na kuréel yu fi nekk di ko taxawu moom it bis bu set day am ci weer wi yëpp bis bu set itam naafile yi niñ ko xamee ñun ñëpp muy amee ci barabil islam yëpp fii dees na ko taxaw insha allahu bis bu set ba weer wi jeex jàng wàcce ci kaamil buñ demee ba ca fukki fan yu mujjee itam ñu dolli ci def tahajjud di buñ demee ba 3 heures du matin ñu tàmbaliwaat ba 5 heures ñu doog a taxawal loolu daal manees naa wax ne mooy tënku programme bi nga xamante ne teg nañ ko ci li nga xam ne war naa am fii ci Masaalikul Jinaan insha allah ci biir weer wi di ci woo nag mboolem ñi nga xam ne ay jullit lañ ñëpp ak taalibe yëpp ak mboolem kilifa diine yi ñëpp ngir rek ñoo àndandoo ñun ñëpp dund weer wi dundal ko ci anam gi nga xam ne la ko suñu borom santaane di ñaan suñu borom dafa ñu tawfiq ba yàgg ca te defe ko na mu ko bëggee te am ca ngërëmam te fekkewaat ko at yu bare 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 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaye jërëjëf imam nii nga xamante ni noonu lañ ko tërale muy programme mu koor gi diggante bi nga xamante ni ci la ñuy def conférence yi diggante bi nga xamante ni ci la ñuy def naafila yi lépp waajal nañ ko ba mu jekk ba lépp daañu ko fi def ko jullit yëpp ak taaliba yëpp ñu ngi leen ko jëgal léegi nag ma jël kàddu gi jox ki nga xamante ni yàlla dogal na mooy coordinateur muy Alhaji Samba Diaw bismillah. jërëjëf sëñ Modou mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar leen balu ak leen balaq di yëkkati kàddu ci ndigal mu jóge ci le représentant du khalife général des mourides à Dakar ak li ko war muy Alaaji Mbàkke yu fay jëm ci ni ko waa culturel waxe rek te imam bi ñaanal nu mu du may sàmb tamit sarako mu jëm ci koor gi mu jot ci ndigal yi ci sëñ Muntaxa xalif général des mourides yal na fi yàgg te wér mu waxaat ko ne ko dafa bëgg ni ngeen ko daan maanaam màggale mu raw fi ndax xam ngeen ne
daaw pandémie bi mayu ñu woon ñu def ko nañ ko bëggee woon ñu ko def ko ci kër yi waaye ren moom fii lañ koy defee ci jumaa ji te particularité bi mooy fii la ñuy njëkk a defee koor gi ndax biñ ko inauguré jotuñu fee abrité lu mel nii muy lu xam ne lu am solo lay doon kon Alaaji Mbàkke yu fay nag jot ndigal ñëw ci imam ratib nga xam ne sëñ Basiru Lo nga xam ne tout ce qui est culturel lépp lu koy kii rek bis bi buñ defee organisation bi le contenu maanaam lay màggal bis bi ñoom ñëpp waa culturel bi saraanal leen ko Alaaji Mbàkke yu nag leen di ci woo ñëpp ba nga xamee ne jël nañ au plan organisationnel disposition yëpp ndax def nañ fi benn CLD boo xam ne préfet ko jiite ñu wax ci santé bi yëpp santé bi liñ ci wax rek mooy ñu ngi ci pandémie ba dëgg ni mesure barrières yi incha allah ni ñu koy defee dañ ko yokkaat bu baax a baax a baax ndax chaque vendredi xam ngeen ni fii daanaka des milliers de personnes lay jël waaye ñun saytoon na loolu ba nga xam ne ku fi ñëw da nga am masque tamit da nga am gel boo xam ne doon la ko jox ak yi nga xam ne moo cay topp loolu tamit dañ ko gën a accentuer moom jëwriñ Mbàkke yu nee na ñu gën ko accentuer en relation avec la santé ba nga xam ne ku fi ñëw incha allah loolu yi ñuy wax moom doo ko fi amee incha allah te sëñ bi tamit mu ngi ciy ñaan bu baax te xam ngeen ne mbir yi mu ngi ci tendance baissière waaye moment la boo xam ne ñun ñëpp war nañ ci jàppaat bu baax a baax muy recommandation yoo xam ne une fois de plus le représentant du khalife général des mourides mu ngi ci woo ñëpp kuy ñëw taalibe yi nanu ànd ak maanaam teggin yi nga xam ne moo nekk ci fii ndax fii Touba la ba pare tamit les mesures barrières ñëpp ñu defandoo ko muy sécurité bi tamit incha allah sécurité bu am solo dana fi nekk ndax xam ngeen ne béréb yu mel nii day polariser beaucoup de monde te ñiy raas dem ak ñiy gàmm bokkuñu moo tax état bi jël na disposition bi yoo xam ne ministre de l'intérieur yooyu yëpp tous les ministères transversales yoo xam ne ñoo ci jël nañ seen disposition beneen bi tamit mu jëm ci taalibe yi ñu leen ci woo ndax taalibe yi sëñ bi nee na ñoom ñëpp koo xam ne rek am nga jot rek conférence yi nañ ko fekk à part de 15 heures rek conférence yi day débuter ak kuréelu xasaayid yi ak activité culturelle daal day débuter à part de 15 heures ba nuy naafila kon loolu ñu ngi ci woo ñëpp prise en charge tamit xéewal yi tamit xam nga murit ak berne ñoo ànd fépp ñoom ñëpp fi la ñu fi waa Abdou ñëwal en 2 minutes on va vous résumer ça en 2 minutes mais je vous invite yéen les hommes de la presse ñu ànd koog yéen li ci ëpp solo mooy bu ngeen bëggee ñu def leen fi antenne boo xam ne chaque fois waaw ba muy jeex ndax lii ñuy def nii bu ngeen ko vulgariser bu ñu def fenn ñun xam nañ luy presse ci réew waaw donc seen antenne dañ ci def en relation avec Mor Dagg et Abdou Khadre jéem leen a organiser fii benn antenne ba xam ne bu ngeen ñëwee seen prise en charge bi yëpp ñu dox incha allah au nom de Alaaji Mbàkke yu Fay qui est un représentant digne du khalife général des mourides mais un homme intègre un homme engagé au service de Sëñ Touba. Il va vous faire le résumé en français.